demewaat 5 minutes de confrontation ensuite 5 minutes de forge après Mohamed Ndiaye ñëw ci 5 minutes de synthèse ñu tuddee ko le gladiateur. Gladiateur, effectivement. salaamaaleykum wa rahmatullah ñuy nuyu kilifa gi Seyid Cheikh di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñoom la àndal xam naa ñu ngi ñuy signalé boobu ba léegi nañu mbokk yi nekk ci naaj bi ñu ngi leen di baalu àq bu baax a baax yal na yàlla def ko yiw pour mu gaaw rek deuxième partie marathon bi ñu am équipe bu UCAD waa comité bi Université Cheikh Anta Diop de Dakar ak suñu mbokk waa comité bu département de Dakar seen thème moo nekkoon le noyau humain principe de fonctionnement lañ leen di bàyyi 5 minutes waa UCAD def argumentation 5 minutes waa Dakar def argumentation jury bi def ak waa UCAD 3 minutes de forge après def ak waa Dakar 3 minutes de forge bismillah ñu bàyyi bu dee mbokk mi pare na pour chrono bi bismillah. salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sang bi ñu ngi nuyoo di ziar di baalu àq di baal te yóbbante nuyoo ziar ci sa góor gi yal na yàlla sàmm yal na yàlla aar incha allah doon nañ gën a am chance nag si on avait joué en premier lieu waaye yàlla baax na comme ñi fi jaar ñëpp dafa am baat bu ñu daan baamtu te mooy c'est difficile de parler devant De Gaulle mais la présence de De Gaulle était beaucoup plus menaçante que rassurante. Votre présence est rassurante. Bu ñu juumee incha allah ngeen gàggante ñu. Le noyau humain principe de fonctionnement. Noyau humain démb ci cours bi dañu la dégg nga am ñaar ba ñetti baat yoo xam ni si ñëw nga ci te mooy li sa góor gi doon jàngale ci émerveillement boobu Seydina Ibrahima def te mooy bi mu janoog étoile bi ni xaala haza rabbi góor gi jàngale ñu ni janoowul ak étoile booba dimension physique am lay wax mu janoog weer wi ni xaala haza rabbi góor gi ni booba janoowul ak weer dimension mentale am lay wax mu janoog jant bi gis ko éclat bi parce que nee nañ ruux dafa pur mu daanu jël ni xaala haza rabbi mais al akbar daj naa yàlla ju màgg ji ñett yépp suux mu ne bu fekkee topp naa logique bi dina ma julliloo ci jàkka ju ma bëggul a jullee kon teema wiññiku jàkkaarloog ki nga xam ni si mooy rabbul alamin mi leen contrôler ñoom ñett ci la commencé di def forge ci boppam ngir mën a def évolution sur ces 3 dimensions dimension physique bi mu évoluer ko dimension mentale bi mu évoluer ko dimension spirituelle bi mu évoluer ko ñoom ñett bu ñu jëlandoo fil de conduite bi daal di daw bu ñu dawee dinañ daje ci benn ruq bu ñuy tuddee le noyau humain te mooy li nga doon jàngale ni ruq boobu foofu la man gi di tëdd bu fekkee dafa toppoon dimension physique am kese yàlla dañu kullu washrabu mais wala tushrifu na nga toppatoo sa dimension physique waaye bul fër kon bul ko topp ba mu cannibale aux d'autres dimensions même chose pour mental bi même chose pour spirituel bi mu ni boo leen développé au même calibre rek ñoom ñett dinañ daje ci benn carrefour boo xam ni moom mooy nekk sa noyau humain dañuy bàyyeeg soxna Ndey soxna Jóob mu ñëw ak ñun ci noyau humain bi li ci des El Hadj mottali ko salaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Mam Cheikh ñu ngi ziar sang bi mu mel ne noyau humain boobu nga tudd moom mooy sécréter lu ñuy tuddee la volonté humaine laa wax nag de parce que nit la sang bi wax ne moo amee volonté waaye doomu aadama ameewu ko bi nga xamante ni nag volonté boobu mooy sécréter li nga xamante ni si mooy noyau humain wu nit parce que lu tax ci volonté boobu ci la nit ki di tëdd ba fi yaram yépp di sonne moom mu ngi ree parce que bosam li mu am ci ay recherche dara épuisé wu ko si fi nga xamante ni si fa la xel yépp di sonne bosam xaaju koo jege parce que li mu am yépp yaakaar na ni dara jugagu ci fi nga xamante ni si fa la ruux yépp di sonne ci jaamu yàlla moom du fa sonne parce que lu tax li nga xamante ni si moom la sang bi wax ni ruux rax xel yaram rax ruux rax yaram kon loolu mooy li nga xamante ne si mooy tax noyau humain nekk fa waaye noyau humain dafay évoluer ba tey dañuy bàyyi suñu mbokk mu continuer li ci topp El Hadji Gaye. salaamaaleykum sëriñ
évolution faaw mu am ginnaaw taxaw mënul am kon faaw mu évoluer waat moo tax ñett yim njànge bu ñu demee ci centrale bi xel taxaw ruux ñëw yaram ñëw mais ñun fi ñuy daanoo ñun ñëpp mooy ñu bëri dañuy foog ni ñett yi su taxawee rek donc nit ki sotti na déedéet évolution dafay war a amaat parce que fusion bi mu war a tudd de mu ngi koy jàngale est-ce que bu fekkee dañoo rax est-ce que foofu lay yem déedéet dañuy continuer waat ndax moom moo ñu jàngale ci théorie boo xamante si nii ñun ñëpp miin nañ ko te mooy 3 6 9 mais bu yeggee ci 9 bi li ci complexe mooy fusion bu amee mooy 9 boobu suñu borom may jël taf la ci boppam nag bu boobaa évolution di mën a am ndax moo ñu jàngal ni comme taxaw mënul am pureté ak légèreté kon faaw mu utile faaw nga am ko ci sa bopp soo xëccee pureté bi mu nekk bu fertile nga jël légèreté bi mu nekk boo xamante si nii bu utile la équilibre di mën a am ngay gën di dem ba fi ñu ko soxlaa ndax moo ñu jàngal ci fonctionnement bi pour ñu mën ko comprendre moo ñu jàngal ci pépin 3 pop mooy ñoom ñett ku nekk am na loo xamante si ni moom ngay servir sa morom mooy xel dootul jug mukk lu dul yaram dafa jug ruux jug ruux dootul jug mukk lu dul xel dafa jug yaram jug yaram dootul jug mukk lu dul ruux dafa jug xel jug bu boobaa nag ñu mën a comprendre principe de fonctionnement bi. merci beaucoup temps bi jeex na ñu introduire beneen équipe bi ñoom tamit ñu def seen exposé waa Dakar bismillah. Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy capitaine ñu ngi lay nuyu si Malick di la ziar di la yóbbante suñu nuyoo ci góor gi ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu suñu membre du jury yi nuyu aussi suñu mbokk marathonien yi le noyau humain principe de fonctionnement lan mooy noyau humain mais est-ce que bu ñu ko xamee ba pare dañuy tëb rek yegg si noyau humain boobu mais bu noyau humain boobu ba pare lan mooy ay principe de fonctionnement mais balaa boobu sax baatu inni jaa'ilun fil ardi xalifa kan moo ko moom doomu aadama la wala nit la est-ce que du doomu aadama sax wala xat karramna bari aadama man doomu aadama may buur may jàmbaar yàlla mi ma bind wàcce ma fii ci kaw suuf jox ma ressource yépp may lekk lu ma neex di def lu ma neex kon may buur may jàmbaar yàlla dénk ma jaww ji suuf si ak géej gi ma xuus si lépp lu ciy xam-xam ma dëxañ ko fii sama xel ani ku ma ëpp xam-xam kon may buur may jàmbaar yàlla mi ma bind boole mag sama ruux may xëy di koy jullil di saraxe di jaamu yàlla mu ciy teg bëtam ma génn ci biti di jàppale néew doole yi ñu koy seede man doylu naa sama bopp te lépp lu ma séentu jot naa ko lépp lu ma xalaat defar naa ko kon man maay buur maay jàmbaar maay xalifa. ah dafa mel ne doomu aadama moom titre boobu ndax boo dégloo def na conquête sur conquête conquête sur conquête fexe na ba juridiction am mu tee lépp ci loxoom kon yow mii yaa moom baat inni jaa'ilun fil xalifa n'est-ce pas. wala xat karam naa bani aadam ah dafa mel ni doomu aadama dafa juum ndax sunu borom bi mu koy wax daf koy bàyyiloo xel ni que jox na ko outils yi mu soxla yépp ngir mën a évoluer donc conquête dëgg-dëgg bi ñuy xaar ci yow mooy conquête de soi la plus noble des conquêtes. mais lu ma koy doyee. conquête de soi boobu mooy tax nga jóge ci stade doomu aadama dem ci stade nit boo fa yeggee ngay soog a xam yow yaay kan ndax noyau humain. le noyau humain mais de quoi s'agit-il. noyau humain comme sunu capitaine bi ñu ko jàngalee mooy centrale bi nga xamante ne foofu la ñett dimension yu composé doomu aadama yaram xel ak ruux foofu lañ dajee buñ fa yeggsee dañuy déggoo seen biir am équilibre ndax mën a sekk liggéey bi nga xamante ne moom la sunu borom di xaar ci ñoom léegi pour ñu yegg fa doomu aadama mi dafa war a tàggat yaramam yar nafsam ndax mu jébbal ko ressources yi mu denc yëpp ci biir mu yee xelam jot ci identité absolue mën a dëggu ak boppam ba pare mu tàggat dimension spirituelle
jege ruuxam ndax mën a mottali li ko borom bi di doye. léegi noyau humain boobu noonu bu formé ba pare naka lay fonctionner. sunu capitaine jàngal nañu que ce sont 3 amis yoo xamante ne ñoo bokkoo même aventure ba pare déggoo nañ seen biir ku ci nekk ak fi muy féetewu boroomam bu dee ruux bi moom moo yor communication diggante jëmm ji ak boroomam mooy jot information bi transféré ko xel interprété ko ndax yaram mën ko jëriñoo yaram jël ko exécuté ko bu loolu amee fi ngay seetlu ni que li ñuy tuddee la volonté moom la ñuy wax l'expression du noyau humain volonté bu ñëwee moom mooy tax nit ki mën a def li koy borom bi sant sans faute ni amendement te bu paree kenn du ci teg benn reproche. kon doomu aadama dafa mel ne moomu baat bi de. ah kon de maa ngi tuub maa juum maa rëy waaye tamit évolution war na. déet waru la yow donc ñun ñëpp la war ndaxte doomu aadama war naa fexee def yitte évoluer ba yegg ci cadre humain mais kenn du tëb rek yegg ci humain te jaaroo ci noyau humain boobu donc il faut que nit ki dëggu ak boppam déggoo ak boromam mais fexe ba repère yi ñu ko tegal mu mën cee basé wu pour mat yàlla njaboot. salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullah sang bi ñu ngi nuyoo di ziar di la yóbbante nuyoo ci sang bi di nuyu ñi nga àndal ñëpp maam Cheikh maam Babacar di nuyu sunu doyen maam Khalifa Sarr ñoom ñi nga xam ne ñoo doon taxawee lii ñun ñu nekkoon di compétir ñun ak ñoom Habib ak ñoom Pape Diagne yàlla yàggal taxawaay yàggal sak ñu ngi nuyu Badiane Fatima di nuyu ñi ngeen àndal ñëpp ñu ngi jaajëfal ñaari équipe yi tamit ci exposé bi. Une première question pour UCAD mais dinañ ko posé waale aussi waa Dakar mooy maam Cheikh da nga tudd sànq ne pour développer 3 dimensions yi ba noyau humain bi mën a constitué wu mu ne da nga tudd ne da nga leen di développer au même calibre est-ce que loolu da nga ci dégg ne ressources yi nga am da ngay def une répartition équitable wala da ngay def une répartition égale tey ressources yi nga am pour faire fonctionner chacune de ces entités est-ce que da ngay jox ruux 33%, yaram 33%, xel 33%, wala da ngay gis ne ruux li mu soxla pour mu fonctionner 45% la nga jox ko gis que leen li mu soxla pour fonctionner 45% la nga jox ko ki ci des nga jox ko 10 ndax day nekk répartition bu égale wala bu équitable lay nekk. waaw pour essayer d'apporter une réponse à cette pertinente question foog naa Jadunal Maktoum moo tontu laaj bi te mooy bi mu ñuy jàngal ni c'est le corps avec ses besoins en aliments nutritifs pour survivre, c'est l'esprit avec sa soif de découverte et ses ressources inépuisables, c'est l'âme avec son inclination vers le sacré. Foofu pour xaw a contourner laaj bi donte dawuñu ko duñ ko def pourcentage ku nekk am na loo xam ne si doomu aadama waroo na ko ak moom bu fekkee jox na ko rek départ dina am te bu départ amee bu fekkee bërëb bi ñu war a daje ñoom ñetti benn la bu ku nekk fëxee wuti bés dana ñëw ñu daje ci genn kamb googu lañ tuddee noyau humain. Merci beaucoup ñu bàyyi waa Dakar élément de réponse par rapport à question boobu. waaw salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu suñu capitaine di ziar di baalu ax di nuyu mbokk ñu mu àndal ñëpp bu ko defee question bi am na solo bu baax parce que mu ngi laajte ndax ressources yooyu noonu daa mbokk mu ngi doon wax baatu calibré mooy équilibré surtout parce que boo seetloo noyau humain ci boppam moom nu mu ko doon expliquer ci cadre sur le plan ñetti répartition la mais boo xoolee ba ci biir am na ay profondeur te foofu la gars yi rawante kon mënoo ñëw nga ne égalité kon waroo traiter également tes dimensions mais da nga leen war a teg au même pied d'égalité waroo jëlu ci nga ne kii moo ma gënal diw ruux moo ma gënal yaram wala xel moo ma gënal sama ruux non non da nga leen war a teg au même pied d'égalité et pourtant sans pour autant da nga leen war a jox même ressource ku nekk lu xamante ne loolu la soxla pas da nga koy diviser mais ça dépend ci affinité bi surtout. waaw xam naa yeneen ñaari question pour ñaari groupe yëpp encore bu si jiitu mooy
noyau humain bi ñaari groupe yëpp tudd nañ ko par rapport ak surtout yéen groupe bi 3 bi ngeen tudd 6 bi ak 9 bi noyau humain bi fañ lay formé woo si 3 bi lay formé woo si 6 bi wala si 9 bi boobooy question bu njëkk bi beneen bi c'est relatif yéen tamit yéen question bi yéen a ko bokk deuxième question bi mooy dañu wax fonctionnement du noyau humain maintenant bu ñu waxee fonctionnement dama yaakaar ni ñaar dina dugg bu si jëkk mooy bu mu nekkee ci état optimal bi naka lañ koy comprendre ak bu nekkee ci état de crise naka la ñuy comprendre noyau humain bi tamit ci cadre fonctionnement wu c'est-à-dire dañu wax fonctionnement du noyau humain comme que dañu tudd fonctionnement dama yaakaar ne dina am fu muy toll mu nekk ci état bu optimal muy état bu baax mi ngi fonctionner normalement ak mu toll mën na am tamit bés ñëw comme que ci cadre fonctionnement la ñëw ba tey mu toll mu am problème léegi état optimal bi naka ngeen nu ko mën expliquer bu fa tolloo ak état de crise boobu tamit naka lay manifesté woo ak tamit naka lay demee. da ngeen di jël benn tontu ko ñii tontu ko même question bi après ngeen jël deuxième bi ñoom tamit soog a jël deuxième. waaw ñu nuyoowaat xam naa pour apporter ay éléments de réponse ci question boobu noonu xam naa dina jafe sax dëgër fit bu weesuwul ñu war cee tontu waaye bu fekkee ci niñ koy indee ci ñun suñu compréhension d'après góor gi ni mu ko jàngalee mooy noyau bi dafay commencer di former woo ci 6 bi bu ñu yeggee ci 9 bi 9 c'est 0 bu boobaa suñu borom jël taf la ci boppam mais ci 6 bi ci la formation bi di commencer bu boobaa ñett yi mu rax comme ni mu ko jàngalee démb waaye des na leneen noonu lañ ko comprendre. waaw su fekkee ñun ñu déggee question boobu mooy étape 3 bi moom mooy 3 dimensions yi yaram xel ak ruux mais formé guñu dara boo demee ba ci étape 6 bi nag ci la ku nekk di bàyyi état initial am ñëw fexe ba jaxasoo ak moromam yaram rax xel rax ruux ku nekk duggante ak moromam ñu commencé di évoluer sans que kenn piétiner ci moromam donc loolu moom mooy but bi ci biir évolution boobu nag ci la ñuy évoluer parce que ruux moom mooy dem di jëli moom la yàlla moom mooy jël information bi ci boromam communiquer ko xel comme moom moo nekk trait d'union entre yaram ak ruux xel mi daal koy communiquer yaram bi exécution mën a am du coup nit ki dinay tënku tout le temps si di ko yàlla soxla di ci évoluer ba yegg ci étape 9 bi comme nag 9 c'est 0 foofu doo tudd yaram doo tudd xel doo tudd ruux lépp la yàlla di jël tab si boppam soo gisee yàlla la soo déggee yàlla la loo ñaan yàlla nangu mais sa xam-xam sax dootul nekkat fi nga koy jëlee mais si borom bi lay jóge. waaw deuxième question bi bu dee mën nañ si ñëw. waaw est-ce que sax dafay atteindre étape bu optimale parce que ci Colisée daaw bi dañu déggoon sang bi wax ni dëgër a forox la rek ku nekk ak fi ngay yóbbu sa palier kon bu accès ci étape boobu ba noyau humain bi formé wu noyau humain ak 9 bi c'est pas la même chose donc war na def yitte ba lim ñuy junju démb ni bu ñett yi taxawee jaxasooguñu waaye ñi ngi jëflante mu ni kañ lañ dem nag ba symbiose di am ñett yi amatul waaye lenn na nekk su boobaa bu ñu accès ci étape boobu ñu tuddee étape bu optimale nañ jël suñu bët teg ko foofu régression aussi mën na am parce que bu ñu defee évolution ci suñu 3 dimensions yi ba accès ci sim bi cela ne veut pas dire que dafay immuable parce que mën nañu chutewaat mën nañu dugal ci genre légèreté dangereuse yooyu noonu ñu doon jàng fii ren su boobaa mën nga delluwaat sax ci sa étape initiale parce que mën nañ demaat ba dimension yi calibre sax cannibale l'un de l'autre te su boobaa amatoo noyau humain jotoon nga ci waaye sàgg nga ba mu rëcc la. ñu jeexalee réponse waa Dakar. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy ak sunu capitaine xam naa bu ñu ñëwee ci état de optimal foofu bu ñu ko seetloo ci volonté lañ koy gën a comprendre comme maam lim ñu ko jàngalee volonté comme ndox la du lu ñuy cultiver boo ko yokkee en quantité muy gën di yéeg donc état plus que nit ki noyau humain bi mu ngi gën di évoluer volonté bi foofu day gën di màgg noonu lañ ko déggee bu dee ci étape de crise bi nag ñun d'accord wuñ foofu ndax bu nee noyau humain ça veut dire que équilibre am na déggoo nañ seen biir ba pare kon crise nu muy amee foofu. kon crise nu muy amee foofu xëy na am na question yi ñëw am na réponse yi ñëw ñu jaajëfal leen ci seen pertinence ak ci seen éloquence xam naa Demba formé na leen
ñu bàyyi suñu gladiateur mu ñëw def ramasser ci question yi nga xam ne moo ñëw ñu jeexalee loolu Mouhamed Ndiaye bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la baalu àq di la ndokkeel ci li ñu ne di ñuy nuyu sang yi nga xam ne ñoom nga àndal ñu góor ak ñu jigéen mu mel ni ñun disciple lañu du maître moom muy toog tur boobu rek doy nañu. beneen bi ci des mooy dañu am chance ci deuxième partie bi bu ñu amul woon ci première partie bi te mooy question yi ci jib yépp yàlla def na sutura mu fekkee ko. xam naa dañuy bàyyi ci synthèse am rek mu dolliwaat ñu ci wàllu noyau humain ndax yàlla dafa dogal biig bi muy daaneel defal nañu benn récapitulatif nañu daaw dañoo ñëw waxtaan ci dimension yi ren ñu waxtaan ci thème boo xam ni daf ñuy permettre ñu gis ni dimension yi bu ci nekk dafa rax moromam ne après ñu ngi jëm ci perspective ñu jaxasoo waaw xam naa foofu itam ci perspective jaxasoo boobu dañu koy ñaan mu wax ñu en terme de programme après nan lay tëddee xam naa foofu la ñuy yemale suñu kàddu salaamaaleykum wa rahmatullah. di jaajëfal Mouhamed bu baax jaajëfal ñaari équipe yi di baalu àq mbokk yi yor temps bi xaw nañu guddal salaamaaleykum wa rahmatullah.